asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateur mbokk internet bu Sen Flash ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci korite gi ñu weesu te di leen wax daraat leen ak jàmm ci seen émission Sen Avenir tey nag ñu amoon yéene digtal leen benn ndaw tudd Mamady Kourouma dëkk fee ci HLM nga xam ne mooy coordonnateur bu mouvement CATB di ko wax Mamady dalal ak jàmm. waaw asalaamaaleykum waa Sen Flash tout d'abord maa ngi leen di nuyu di leen remercier seen taxawaay di leen déwénati aussi di leen baalu àq di ko wax itam Sénégal déwénati ñëpp baalu àq ñëpp particulièrement suñu commune di HLM ñu ngi leen di déwénati di leen jaajëfal. merci beaucoup monsieur Kourouma tey ñu dalaloon la fii ci Sen Flash sama première question nekkoon tey jii ak gestion wu crise bi. tey jii lan la mairie bu HLM def. waaw loolu nag boo ma ci laajee day nekk laaj bu am solo nekk laaj bi nga xamante ne ni HLM yëpp benn question la ñuy poser parce que seetlu nañu Covid bi mu tàmbalee léegi àgg na ci 3 mois waaye HLM ba tey jotuñu ndimbal venant ci suñu autorité municipale dara ba boo leen seetloo. jot naa ci def ay gëstu ngir xool lan moo waral loolu waaye gisuma benn yoon li waral affaire yi yéexee nii ngeen xoolee lii ma won ko gars yi mu ngi amee le 7 avril 2020 mu nekk projet bi nga xamante ne ni ñaari ñu woote conseil municipal ñu voté pour ñu voter ñaari projet benn bi mu ngi nekk autorisation spéciale de recettes et de dépenses beneen bi mu ngi nekk virement de crédit xam naa ñun li ñu intéressé par rapport à Covid bi mooy premier projet bi xam naa dinañ ci gën a ñëw en détail parce que bu ñu seetloo communes yu bëri seen problème mooy ak Covid bi dafa am lu ñuy wax budget te budget bu ko commune wala lu mu mënti doon bu xasee tëral budget c'est-à-dire day jafe mu am réaménagement ndax am na secteur yoo xamante ne boo ko laalee dina am lu mu sooxe waaye gis nañ ni jamono yi yu bëri dañ ko dakkal su mel ni ASC yeeg subvention ASC yeeg yenn yu bëri yu ñu doon def dañ ko dakkal ci yeneen communes yi laay wax ba dañu góorgóorlu def réaménagement budget li ñu waroon def ci social def ko ci divers fexe dajale fonds yooyu ngir mën a dimbali seen askan waaye ñun lii day wane ne ñun HLM loolu daluñu am nañ chance te su ma duggee ci détail di ngeen gën a xam ne ñun am nañ chance li koy waral mooy dañu dugg ci 2020 c'est-à-dire bi ñu duggee ci 2020 waa perception Dakar Bourguiba envoyé ñu benn courrier numéro 35 ñu ngi envoyé courrier bi le 30 janvier 2020 xamal ñu que ni ñun kat année bi ñu jàll suñu budget ëppoon na maanaam am na loo xamante ne ni utiliser wuñ ko des na bu toll ci montant wu 220 791 085 loolu leer na waaye bu fekkee ni courrier bi dafa ñëwoon laata ñun suñu commune di voter budget 2020 day jël xaalis bi def ko report intégration ci budget 2020 bi bu fekkoon na ni ñëw na laata ñuy voter mais dañoo jot courrier bi ñu voté budget bi ba noppi loolu mooy waral comme te voté nañ budget bi ba pare mënatul nekk report dans ce cas autorisation spéciale de recettes et de dépenses lay doon te boobaa dañ koy jébbal conseil municipal yi ñu voté ko waaye ñoom it waaw perception xamal nañu ni budget dafa am ñaari façon nu ñu koy utiliser c'est-à-dire dafa am fonctionnement ak investissement ñoom leeral nañu ko nee nañu que waa HLM kat
169 704 068 la ñu deseel ci budget en fonctionnement pour ma wan la leen affaire yi leer na ba noppi tegalaat ñu nee nañu 51 087 027 francs en investissement yooyu mooy li nga xamante ne moo war a dem ci investissement léegi ñoom ñu am taxaw seetlu ñoom ñoo ko waxal seen bopp dinaa ko lire tuuti ñu pour gars yi gën a xam ñu ne au début du mois de mars 2020 notre pays à l'instar des autres pays du monde entier vit une situation exceptionnelle due à la pandémie du coronavirus. Cette lutte contre le Covid-19 doit être menée sur le plan local par les communes. L'institution municipale a le devoir d'assister ces populations sur le plan hygiénique, sanitaire et alimentaire. D'accord, énuméré nga ñetti point. Léegi ci ñett yooyu lan la ci mairie bi def par rapport ak population. Dinaa ci ñëw ñoom ñoo ko waxal seen bopp léegi ñoom te lii pour ma wan la 56 conseils municipaux yëpp a ko fekkee lii amul ko tardé ñoom ñoo d'accord tëral lii le maire Ababacar Sadikh Seck dirigé ko léegi ñu ne comme te mbas mi am na ñoom dañoo jàpp ni yoon la ñu dimbali askanu HLM ñu def répartition bi ñu ne acquisition de produits de désinfection ñu génnee 34 704 068 francs neen lii ci wàllum désinfection la jëm maanaam gel yeeg saabu yeeg eau de javel yeeg et cetera d'accord nañu lu rafet la ñu ne subvention des structures de santé ñu ne dañuy jël 15 millions kat dimbali ko structure de santé ndax ku ne xam ne jamono toll ni ñoom dañu soxla ndimbal lu rafet la bind nañ ko ñoom ñu ne denrée alimentaire dañ ciy def 120 millions maanaam ceeb yeeg diwlin yi ngir dimbali askan bi waaye amaana ñoom dañoo xër soi-disant ñu ne duñu yem foofu déglu li ma lay wax rek ñu ne dañuy jël 33 millions ci budget primitif les excédent ba la les bokkul ci budget 2020 bi bu ngeen ma bàyyee xel les ci fonctionnement budget 2019 bi nga xamante ne waa perception Dakar Public ba xamal nañu ne am nañ ko fa en fonctionnement léegi nag ñu jàpp ni lii du doy c'est-à-dire amaana seen xërte ñu jël 33 millions ci budget primitif maanaam budget bi nga xamante ne moom la ñu war a doxal ci année 2020 bi ñu tekki ko ci dépenses diverses boo gisee fii ñu ngi ne service 313 mooy cabinet du maire amaana cabinet du maire seen dépense su annuelle bi dañ ko bàyyi dugal ko fii muy 21 millions pour mu leer. 2 dépenses diverses service 509 service bi bon d'après document bu meilleur gisuma fan la liyeewu ak municipalité bi bon foofu jël nañ fa 12 millions muy li nga xamante ne jël nañ ko ci budget primitif bi nga xamante ne moom la ñu nekk en 2020. donc yow service 509 xamoo lan lay signifier. bon maanaam document bi ma yor gisuma ban pàcc la parce que bii leer na ma ni cabinet du maire la service 313 mais 509 bi xamuma fan la du ma ci dugg parce que bëgguma di wax loo xam ne ni maanaam nit ñi dañ ma ci waaw ŋàññi wala di ma ci kii daal yama léegi mais 33 millions yi xam nga dañ ne dañuy dimbali askan wi ci fànn yii leeral nañ ko ci bu mu leer mais 33 millions yi jëlee nañ ko ci service divers mais waxuñu ni ñoom fu ñu ko dugal fu ñu koy dugal ñu ngi leen koy laaj buñ ci mënee am leeral ñu xamal ñu 33 millions yi fan lañ ko war a dugal. donc bu ma la déggee ñoom ni ñu départagé mbir yi légal na ba yegg ci 33 millions yi nga xam ne yow citoyen lambda bi nga xam ne dëgg dëkk HLM xamoo fu mu jëm nga jàpp ne jiixi jaaxa la wala peut-être kat ne loolu luubal la ci seen niveau ñoom. dama ci dugg luubal la du luubal dama ne nañ ko leeral
c'est-à-dire lii ma wax nii yëpp wallaay lu rafet la parce que lii ab njàmbaar la waaye le problème mooy fi ma jëm mooy li ma lim ci ay millions yëpp du lu HLM jot ba jamono yu toll lii ma lay wax. lii c'est ah bon le 7 avril 2020 tey ñu ngi ci le 27 mai te dañu ne état d'urgence sanitaire bu ñu ko waxee maanaam ba président sax jël na yoon ñoom nee na leen bu lenn tardé fexe leen. monsieur Kourouma ñu taxaw tuuti parce que mënoo fi indi ay documents yu bind ne mairie bi nee na dina jàppale nit ñi ci dund. ci hauteuru nangam million. mairie bi dina jàppale nit ñi ci ay désinfection ay gel ak yu ni mel. mairie bi dina jàppale hôpital yi nga xam ne wala district de santé yi nga xam ne ñoo nekk biir HLM par rapport ak pandémie bi tey nga taxaw nga ne loolu yëpp ñoom ñu bind boobu ba tey kon budgétisation boobu yëpp ñu def pour jëmale ko ci yooyu kon da nga bëgg a wax ne dafa nasax dañ koo jël def ko ci seen gafaga waaye HLM ci boppam jotu ko. du ma ne dafa nasax parce que kenn xamagul waaye ba tey fii bay wax ak yow nii le 27 mai dara duggagul ci waa këru HLM. donc lii buñ ko signé avril ba tey presque def na weer ak lu topp maanaam weer ak lu topp ba léegi amagul benn action bu ñu ci teg jéego. gisuma ko fenn te itam dégguma ko ñun ci HLM njëkk on a tous les renseignements li ma lay wax ne lu leer la ñoom ñoo ko waxtaanee dogal ko signé ko d'accord ci 56 conseils municipaux du loo xam ne dañ ko tâtonné wala déedéet non c'est clair après dinaa leen wan ngeen liiral ko seen bopp pour ma ak si. mais est-ce que ñoom énuméré nañ durée bi c'est-à-dire nee nañ fii ak date sàngam lañ prévoir def lépp li nga xam ne wax nañ dañ koy def parce que tey jii bu fekkee ñoom waxuñu date exacte bi nga xam ne ba mooy seen deadline que ne fii ba nangam lañ koy def tey jii boo nee defuñu mën na nekk ñu ngi ci tànk def. waa déggoo li ma la wax dama ne ba jamono yii may wax ak yow defaguñu te ba jamono yii may wax ak yow ñu ñàkk def erreur la ci ñoom. ah bon population bi dañu soxla ndimbal ci bu muy gaaw mais ku ne actuellement c'est-à-dire ñaata dogal la fi génn ci wàllu Covid-19 maa ngi remercier le maire Barthélémy Diaz responsabilité bi mu jël xam ne leen Covid bi nekk na loo xam te ne tegu na ci ndoddu ñëpp il a pris ses engagements en tant que maire joxe ay ndimbalam ba Korité sax dégg naa joxe na ay enveloppe aide. donc da nga bëgg a wax ne Ababacar Sadikh jëlul ay responsabilités. te man gëm naa ni maanaam budget HLM ma ëpp doole foofu bu Mermoz. donc Ababacar Sadikh jëlul ay responsabilités selon toi. jëlul ay responsabilités en tant que maire man je trouve que ni yërëmul waa HLM parce que maire bu am yërmande ci waa HLM lii doo ko dogal le 7 avril 2020 ba tey jii ñu nekk ci le 27 mai amul benn ndimbal bu jug ci bu ñëw ci ñun askan mi te on en a besoin moom xam na ni HLM ay néew gi doole ñu ngi fi HLM xam na ni jeunesse bi amuñu liggéey moom xam na ko xam na réalité HLM mën na nekk nag ndax parce que actuellement dinaa leen wax dara bi Covid bi amee dafa jël njabootam tëj këram HLM nekk ci beneen commune u jàmbur. ah bon waaw li ngay wax c'est des révélations graves. lu leer la garaawul yéen mën ngeen ko dem xool. donc maire bi dafa seexlu askanu HLM wala peut-être daf leen di daw wala parce que li mu deful dara moo tax mu fuir ay responsabilités dem beneen gox dëkk ji fa. waaw ma ne loolu moom am na ay argument boppam waaye dama ne le maire même bu doon karo këram wala bu doon rax këram wala bu doon peinture këram wala bu amoon yéene tabax étage bi lii amee bépp yéene bu mu bëggoon pour génn këram defaraat ko daf ko waroon teg ba Covid bi jàll dund ak ñun métit bi loolu mooy responsabilité loolu laa gëm awma benn problème ak moom sama papa la sama kilifa la sama xarit la damay dem këram et tout mais dafa nekk loo xamante ne ni ñun ñëpp ko bokk dañ ko war a waxtaanee pendant ce temps HLM ñu ngi toog amul benn prévention bu ñu jox du gel du masque du dara. dégg naa la nga ne dañ ko war a waxtaanee ci biir waxtaan googu est-ce que def nga benn démarche jëm ci mairie ba wala def nga benn taxaw seetlu boo nga xam ne da nga koo bind
yóbbante leen ko pour ñoom ñu xoolaat seen taxawaay wala dara yow lan nga ci def en tant que jeune yow. bon c'est-à-dire dinaa leen wax ni taxawaay moo waral maam lii yëpp jaaxle moo waral ma. je sais am nga ko ba tax na tey am nga ko ba tax na ñëw nga ci presse bi pour wax ko ñëpp dégg ko mais ba xam dem nga réellement ak directement ci ki nga xam ne mooy principal concerné bi muy monsieur le maire. demuma ci moom waaye dinaa leen wax ni benn bu ngeen xoolee TDG HLM di page Facebook bi mbir mi amee dama jël sama responsabilité en tant que jeune leader et coordonnateur de la CATB celui de pour le triomphe Benno jàpp ni man dama war a waxtaan ak jeunesse bi fexe nan la jeunesse bi mën a dimbalee autorité municipale yi ngir ñu mën a lii ñuy xeex ñu mën ko ñun ñëpp ànd daan. léegi yow en tant que jeune responsable nga coordonnateur nga lan nga. ma continuer c'est-à-dire ma jël sama réponse def vidéo ne kat sama mbokk jeunesse bi maa ngi leen di ñaax comme te ay ndogal am na couvre-feu dafa am te itam teg nañu ay gestes barrières au niveau ministère de la santé ngala nañ ko matal te di nga dégg zone bu nekk seeni jeunes ñu ngi tooñ seeni policier wala nangam mais doo ko dégg HLM parce que jeunesse bi mature nañu bu heure bi jotee ñoom ñëpp dañuy dugg seen kër ngir fexe ànd ak commune bi ànd ak autorités yi xeex Covid-19 kon ñor na leen kon am nañu mën naa ne am nañu jeunesse bu consciente te ma tëj sama discours ci sama communication bi ne maa ngi remercier le maire Ababacar Sadikh Seck ci responsabilité yi mu jël dégager budget bu toll ni ngir dimbaluñu maa ngi koy rafetlu loolu maa ngi ko def le 8 mai le 8 avril yónnee naa ko ci WhatsApp am laata loolu lii bi mu jàllee le 7 boobu man jël naa sama téléphone message ko par WhatsApp félicité ko parce que responsabilité la def man loolu laa mën tontuwul nag mi mën naa leen tontuwuma mais gis na ko mais xaaruma mu tontu ma dama rafetlu jëfam ca ba muy teel mais man li ma jaaxal mooy ba léegi ñun mënuñu jot suñu ndimbal te dama jàpp ne médecin après la mort wala dañoo jàpp ne Covid bi du dem c'est-à-dire que damay faral di wax ni ñoom dañuy bëgg jiite ñu bu élection ñëwee ñu bëgg jiite est-ce que ñoom it am nañu yërmande ci ñun parce que tamit loolu tamit dañ ko war a di xool am na loo xam ne ni yërmande la parce que balaa xam-xam balaa xaalis nit ki ñi ngay diriger foog nga faale leen fonk leen am yërmande ci ñoom ndax lii dama gëm ni nit ku nekk ci commune diriger ko même bu sa budget amul dara yëkkatil sa poche bopp def ndax ñun ñoo bàyyi ñëpp jiital la loolu mooy yoon mais loolu duñ ko ci topp ndax nit ku ne am nga sa responsabilité bopp te loolu nag ñun ñoo koy dindi te bu jotee dinañ ko dindi loolu moom dama koy wax mu leer bu jotee dina dañ. d'accord monsieur Kourouma dégg nañ njàkkare yeeg kaas yeeg sànni xeer yeeg yi nga def yëpp jëmale ko ci mairie bu HLM tey jii en tant que jeune ngay coordonnateur bu mouvement bu mag tey jii ban acte wala yan action ngeen def yéen ba Covid bi commencé ba tey yow tamit personnellement vu que nee nga maire bi moom personnellement waroon na def dara même bu dul budget yow personnellement lan nga defal sa population. waaw c'est-à-dire xam nga boo ma laajee loolu en tant que responsable politique gars yi mën nañ jàpp ne je divise pour mieux régner damay lëndëmal jëfinu maire ngir feeñal sama jëf mu ci duggee c'est-à-dire li may kaas en tant que citoyen HLM dootul nekk le but jàpp naa loolu mu fi nekkee ne maa def lii def naa nangam. dama bëggul ngay kaas kase xam nga tey jii ñi ñuy seetaan ñëpp yow yaa ngi kaas yaa ngi wax li la naqari mais tey jii balaa nga naan naam ne fa tey jii li ngay wax yëpp di ko ŋàññi xanaa am nga dara benn action wala benn geste boo nga xam ne bu ndaw def nga ko par rapport ak sa population wu koñ tey jii bu dee am na nee ma waaw am na wax ma lan nga jot a def du wane sa bopp du dara.
mais c'est juste que ne damaa bëgg a xam. non damay jàpp ni ba tey li ma lay wax rek wane sa bopp la waaye man HLM ñi may seetaan xam nañ sama taxawaay. waa léegi monsieur Kourouma man wane sama bopp la te man sama tey objectif mooy dénonciation fexe li nga xamante ne ñoo ko moom du ñoom ñoo ko moom du conseiller ñoo ko moom ñun ñoo ko moom ñu kaas ngir am jël li ñu moom mais li ma moom c'est-à-dire bu ma ko defee defaluma ko askan bi sama bopp laa ko defal ndax HLM laa juddoo HLM laa yoroo HLM laa màggee dama jàpp ne man bu ma defee HLM ma war a def HLM sans attendre rien en retour moo tax bëgguma ci dugg ci loolu def naa wala def. d'accord monsieur Kourouma man dëkkuma HLM peut-être dama fay ñëw rek peut-être dama fay romb rek bëgg naa xam lu Kourouma bi nga xam ne moo jiite mouvement Cheikh Ahmed Tidiane Ba lan la def pour commune am lan la def pour goxam tontu ma ci loolu. waaw ñun en tant que jeune ñun fexe nañu ci selon nos propres moyens parce que damay wax ni du mouvement bu ma yor loo xamante ne ni dañ ma jox ay millions ni ma doxalal du mouvement bi nga xam ne dama ko yor ñu ne ma chaque weer maa la gérer nanga pour nga def ko déedéet dañ ma jox mouvement Cheikh Ba dama wóolu pour me représenter ko au niveau de la commune de HLM ngir ma fexe en tant que jeune liggéey ak jeunesse bi ci social liggéey ak famille ci ay financement liggéey ak population bi ci ñu xam ne ñun ñoo war a mën a changer suñu commune loolu nag duñ ci defuñu ci loo xamante ne ay maanaam ay diggaate la déedéet waaye ñun xamal nañu ni bu fekkee financement la ñu soxla ñun xamal nañu yoon bu ñuy jaar ngir suñuy nit jot ci waa déglul damay leeral ba pare dama lay war ne ni que ñun du loo xamante ni c'est un devoir mais pour walla ni que ni liggéey la boo xamante ni dañ koy def ngir maanaam tàggat la commune de HLM à ce que ñu gis beneen visage dans la commune moo tax ma ne la fexe nañu ba DER bi jël nañu ay nit fexe ñu dugg jeunesse bi fexe nañu suñuy circuit bopp am ñu ñoo xamante ne am nañu ci ndimbalu kilifa yi am na ñu dugg waaw ba tey ñu ngi ci yow rek c'est-à-dire bëgguma ñëw rek dugg parce que émission bi bëgguma mu dara am dara politique. politique guñu li ma la laaj encore une fois laisse-moi terminer li ma la laaj c'est bel et bien clair. Pape Alioune Fall dëkkul commune HLM ba mën a xam li fa Kourouma def tey jii nii crise bi ñëw na du peut-être obligation mais devoir la pour jeune bi nga xam ne nee nga leader la dëkk ci gox tiis dal ci boppu askan bi yëpp nga def benn geste pour askan bi dama ne bu fekkee geste boobu am na def nga ko wax ma ne ma def nga ko ne ma geste nangam laa def kese tout court. pour leeral c'est-à-dire du ma dugg ci geste bi nga xamante ne ni moom lañu gars yi di gën a xaar ci sama tontu mooy def naa nangam waaye je pense que en toute responsabilité génn na en tant que jeune waxtaan à ce que ñu liggéey à ce que noonu la ñuy dimbalee suñu autorité administrative yi ci xeex Covid-19 je pense que loolu rek sa doyoon na en tant que jeune loolu rek doyoon na waaw. duma ci duggaat loolu rek doy. d'accord monsieur Kourouma maa amoon beneen laaj tey jii ma la doon laaj jaa ngi ñëw wax nga kaas yi nga xamante ni daanaka li la naqari ci gestion wu mairie bi par rapport ak feebar bi di Covid-19 tey jii est-ce que tu as des ambitions politiques ci sa commune. waaw c'est-à-dire ma àggali rek ca la ma waxoon maanaam ci budget bi ba tey mais ca li desoon. dama la ne fonctionnement bi lañ dugal ci xeex Covid bi ak 33 millions ci budget primitif boo xamante ne ci dépenses diverses la génnee
ak service 313 dépenses diverses aussi service 509 21 ak 12 millions muy 33 millions waaye des na investissement bi ñu ne ñoom amaana dañoo ne lii doy na muy 202 millions lañ dugal pour xeex Covid 19 ba tey ñun gisuñu dara mais investissement bi mu ngi toll ci 51 millions 087 mille 027 francs ñu ne loolu ci investissement la jëm ñu ne modernisation des équipements scolaires 24 millions 728 mille 417 man de HLM gisuma école bu ma dugg mu changé personnellement ni ma fa jàngee woon bi ma duggee noonu laa fekkaatee école te bi ma jàngee ba tey xam nga ni yàgg na ci primaire yi ba ci secondaire yi aménagement des trottoirs pavés mu ne 25 millions man Kourouma doxaguma ci HLM ci pavé boo xam ne mat na 25 millions doxaguma ci de xam naa ni dina ko def te itam dinañ ko xaar ci fin d'année bi lii bu maanaam buñ ko gisul dinañ am fu ñu jaar te dinañu wan leeral yu wér loolu moom ñu bàyyi ko xel parce que na loo xam ne dootul am HLM pour que ñëw maanaam sa mandat def la neex dem. donc défi la boo ko lancé. waaw lu leer laa ko teg nag lu leer. Mobilier et matériel administratif mu def 1 358 610 te ma lancé waale appel aussi ne ko monsieur le maire fexeel jóge ci immeuble bi nga loué tabax li nga xam te ne ñoo ko moom parce que dafa am loo xam ne rafetul maanaam municipalité maanaam mooy magistère bi gën a màgg ci commune mënut a dëkk ak ay citoyens simple te HLM suñu commune immeuble bi dañ ko bokk ak ay famille te famille yooyu bu ñu bëggee tuur seen kër kenn mënu leen a teree tuur bu ñu bëggee tàndibeer seen buntu kër kenn mënu leen a teree tàndibeer ak yeneen na fexe ci li ñu moom defaral ñu suñu propre mairie. kon mairie HLM amul ay locaux. am na lu mu moomal boppam mais dañ ko bàyyi en rade defaruñ ko ils ont préféré louer benn immeuble jël premier ak deuxième di fay à peu près 1 million 300 bëgguma di dugg ci chiffre yoo xam ne amuma ci certitude te loolu mënoon tabax suñu leenee amaana sax boo di laajee ndimbal nit ñi ñu dimbali la nga tabax ko ñun ñu am maanaam immunité sax mais dëkk ak ay nit loolu du respect dañ ko jéem a defar li ñuy fay noonu mu dugg feneen c'est important na ci bàyyi xel leneen li nag moom du ma ci dugg mooy virement de crédit yi man li ma ko jàngatee ce sont da ko def ci ay fins politiques te xam naa ni loolu di ngeen ñëwaat ñu gën leen ko leeral parce que ay CDI la ci signé ay CDD itam fay boru ñi nga xamante ne ameloon nañ leen ay arriéré te loolu xamante ne ni dëgg fa yàlla juste pour que bu campagne mu ne signal naa diw pour diw ànd ak moom waaye moom pour tëj daal ci li nga xamante ne mooy loolu moom dinañ ci duggaat. su ma la déggee en général critiquer nga en général gestion wu mairie bu HLM tey jii nii est-ce qu'il y a quelque chose derrière ba xam da nga am ay ambition politique. waaw c'est-à-dire nit bu ne am nga ambition te mairie bi maanaam damay faral di wax ni ñun ay doomi HLM lañu jouer nañ ci droit yépp pour laaj mairie bi te buñ ci àggee buñ ko laajee dañ koy am. donc da nga bëgg a laaj mairie HLM donc su ma la déggee da nga bëgg a laaj mairie HLM. bu ma ko laajul itam danaa ànd ak ña koy laaj te ña koy laaj bañ ma doyee danaa ci fexe am taxawaay bu leer bu wér ngir ànd ceeg ñoom. dama la dégg sànq nga ne buñ ci yàggee da nga ko laaj te boo ko laajee di nga ko am ma déggaat la nga ne mën naa am nga ànd ceeg ñeneen amagoo position bu exact ko. c'est-à-dire dama ni lépp mën naa ne xam nga leader bu ne jàpp nga ni
jamono yi toll nii war na ñi nga xamante ne bokk nañu idéologie ngir commune HLM ñu ànd toog waxtaanee HLM c'est-à-dire man bëgguma nekk kuy jëriñoo HLM dama bëgg nekk kuy jëriñ HLM te kiy jëriñ HLM yaakaar naa du rayante ngir nekk maire waaye jàpp naa ni bu ma amee koo xamante ne doy na ma programme am doy na ma danaa ko indil sama xam-xam danaa ko indil sama moyen ànd ak moom ñu liggéey bu dee man it mën naa nekk itam waaw. léegi ñu dem directement yow monsieur Kourouma ba xam bëgg nga nekk maire HLM ci prochaine élection yi. bëgg naa ko nekk waaw. d'accord merci beaucoup monsieur Kourouma ñoo ngi am mbégte kontaan bu baax a baax ci dalal gi ñu la dalaloon tey jii nii fii ci seen flash di leen wax ne seen émission la woon seen avenir di bégal ñëpp ñi nga xamante ne nii ak di leen bégee ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp saa su ne di ci tudd kenn rek mu teg ko ci loxo ñëpp muy Fa Bamba Shop fële ci Parcelles Assainies mu nuyul ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp di leen jox dig daje fii ak du yàgg dara ci seen beneen numéro bu seen avenir merci beaucoup.